lu war nit ñi defuñu ko man duma ci wax dara gis ngeen ko nekka ngeen ci ak ñun gis nga barke de mbalañ indi di pour yéen ventilateur yi barke demba bii la ñu def bunta yi ci tàngoor ci suuf bu tawee yëpp day tooy ñu ne premier jumaa Ziguinchor loolu war ngeen ko rus politiciens yi ak jullit yëpp laa wax léegi nañu góorgóorlu ñu laabal suñu xol yi ñu mun a nekk benn ñu bañ a dépendre ci politique boo xam ne du defar dafay yàq mooy man lii laa fi fekkoon baax na de wante man duma ko def parce que ñaali def nañ ko ba pare loolu du yóbbu réew da ci fen projet yi laa fi fekk ñii def ko même bu fekkee ne baax na ci ñun nga ne man comme que man defuma ko rek man duma ko def man beneen projet lay def nga ye xam nga boo loosee garab ba mu commencé meññi keneen ñëw mu ne garab bi dama koy buddi ma defaraat fa beneen parce que bii man defuma ko ñaar ñoo ko def balaa muy jiit dangay lor peuple bi loolu na ngeen ko xam loolu laa leen bugg a dénkat ngeen wax ko niveau régional niveau national nañu xam ne politique bu ñooy def buñ ci dugal diine buñ ci dugal xabaliya foo fekk kii def ba mu am nang ci jël lu baax yi nga continuer boo amee yu bees yu ngay dugal nga dugal ko ma terminer ñun association islamique lépp lu ñu def ba ñu def rapport ñu yónni ko gouvernement bi fu ñu ko war a yónni ministère bi daf koy jël dugal ko ci biir tiroir yi du ko faale loolu na nga laal association yépp daara yi ak association yeneen yi ak ñun imma yi yépp noonu la parce que boo tey yaa ngi ignoré ñoo xam ne boo leen ignoré loraange rek ngay indil sa bopp mooy nañu xam ne bu ñu ignoré ilimaan yi ñu ignoré ulama yi lépp lu ñooñu def ñu neenal ko ñu toppa seen politique dinañu yàgg ci loraange parce que ñu bét bu sénégalais yi bay ñaan seetal affaire weer bi dama ci wax tuuti kii def na ci émission ma déglu ko xam nga solution bi mooy lan bu ngeen ko defee rek ñu am nañu ñaan yàlla laabal xol yi nañu ñaan yàlla mu def ñu doylu nañu ñaan yàlla ñu gëm suñu borom ñu gëm diine bi ñu gëm suñu réew ñun ñëpp ñoo koy defal bu ñu yàlla mayee loolu lii yëpp kii moom moo nekk ci commission bi kii bokkul ak suma sëriñ kii bokkul ak suma shérif te doylu bi ma koy ñaan ñun ilimaan yi doylu bi nañooy ñaan ilimaan yi nañu doylu du gouvernement moo ñu fi teg yàlla moo ñu fi teg gouvernement bi lu mu man mu def ko bu mu man mu na ko bañ a def loolu ñun du suñu ko muy dara ñenn ñi di wax ne man
man tey dama abal suma oto ma ñëw te dañ ma doon yónni oto ci gouvernement bi xanaa ne bu ma ne boobu lay xaar bu ma ñëw jiite ainsi de suite na ngeen xam ne nañu laabal ñaan yàlla mu laabal ñu suñu xol mu def ñu ñu doylu def ñu ñu gëm allahumma innana fi himaak. mais imam ñëwaat na xamal ñëpp situation bi nga xamante ne mooy situation grande mosquée bu Ziguinchor mu nekk situation bu métti nag ndax yàqu-yàqu bi jéggi na dayoo mais may fàttali rek ne mairie Ziguinchor amoon na projet ak ses partenaires pour ñu defaraat ko liggéey bi commencé woon na am na taxaw na mais équipe bi fi nekk ak ñi ko tàmbale woon ñoo ngi fi dinañ ci ñëwaat leeral askan bi li waral loolu mais ñun lu ñu soxal mooy ñu jël situation boobu xamal ko suñu kilifa yi notamment monsieur le président de la république son excellence Macky Sall pour que nu muy jàppale këru diine yi nu muy jàppale diine bi ci Sénégal yëpp mu jàppale ko Ziguinchor pour que ñu defaraat mosquée bi ci anam yi nga xamante ne anam yooyu lañ ko war a defaree mu nekk lu am solo parce que juma grande mosquée Ziguinchor gis nañu ne patrimoine historique la dañ ko classé patrimoine historique mondial donc war nañ ko toppatoo ndax patrimoine bu ñu bokk ñun ñëpp ñun jullit yi yëpp la jullit yi Sénégal ak jullit ci àdduna bi yëpp. waaw loolu moom xamee na ma ci ndax dox naa ci ak moom ba xam d'abord comme ni ko gouverneur waxee mosquée bi patrimoine classé la donc ñun ministère bi nga xam ne moo yore loolu moo ko war a def ñun peut-être collaborateur la ñuy def dañuy ànd ensemble ak état bi pour mën ko liggéey donc du loo xam ne dañ koo gàll suñuy mbagg pour ñu war koo def itam dañoo ñëw fekk mu am ci fu mu jaar yoon équipe bi nga xam ne ñoom moom la ñu uutu ñoom ñoo ko signé ñoom ñoo defar contrat bi taxaw na boobu ñun jëlaguñu pouvoir bi kon bu ñëwee lan la ñu war a def saisir dossier bi def nañ ko dem nañ toog waxtaan ak ñoom xam nañ ne patrimoine classé la donc du suñu rôle ñun sax ñu ñëw di ci tabax lan lañ ma nekk comme partenaire suñu espace la rek ñëw liggéey ak ñoom ca loolu te loolu ñu ngi ci commencé di discuter ak ñoom waxtaan naa ci ak imam ratib bi man mi waxee personnellement dem naa ba toog moom waxtaan ci ak moom donc ñun toutes les mesures yi nga xam ne war nañ ko jël ñu ngi koy jël fu mu nekk nii. imam tamit dellu si na ci woon ñi nii politique dëgg la mais politique bu baax moo gën luy politique bu baax mooy wuyu jooy askan wi wuyu mbébét askan wi tey ñaawlu nañu ñu toog si Ziguinchor nu mu mel Ziguinchor fu ñu ko dëgg fu mu toll ñu nekk ci jàkk bu mel nii c'est vrai fidèles yi ñëw nañu parce que yàlla la ñu gëm bu doon si naaj sax ñu julli parce que yàlla la ñu gëm mais Ziguinchor mérité na lu ëpp lii nee na sax barki dëmb xam nga kañ la ñu defar bunti loolu ñaawlu nañu ko te ñaawlu mënul toll fi nga xam ne tey c'est vrai mairie bi ñu newoon fii jotoo dañu commencé liggéey ak ay arab mu dem ñu commencé liggéey bi Covid bi bu mu commencé ji fi taxaw parce que ñoom ñu doon ñëwee kenn tukkeetul kenn dematul mais bu ñu doon def lu ñuy wax passation service jot nañu wax ni jàkk ji lépp li nga xam ne am na Ziguinchor te jotuñu ko defar suñu yéenee amoon nañ ko mais jotuñu ko defar ñun duñu dara mais institution bi moo am maanaa jàpp leen si ngeen defar bu jeexee duñu ne Mademba moo ko defar wala Dawda moo ko defar mais kër diine la kër yàlla la kenn moomu ko kenn defaru ko yàlla moo koy defaral boppam mais tey bu ñu demee ba tollu tey ñu gis ni mosquée bi neewul di évoluer fu mu toll dëmb tey la gën a pirate parce que tey lii bu ñu continuer nii même nawet xam naa ne kenn du mën a julli fi loolu masiba la moo tax may dëggaat encore imam di dëgëral man mi gëm ni
depuis ñu jël indépendance ba tey fii la ñuy jullee grande mosquée la ñuy jullee gouverneur fii lay nekk imam ratib fii lay nekk ngir yàlla même bu doon tey maire catholique la wala maire am na dafa jàpp mais fii ci adjoint maire yëpp waroon na am adjoint maire bu nga xam ne day ñëw teewal mairie bi parce que du nit lay teewal institution bi lay teewal ñoo ne institution bi kii moo teewal institution bi kii mooy wax ci kàddu institution bi loolu cër la mais loolu ñaawlu naa ko parce que cër googu gisuma ko fii du conseil simple conseil mooy ñëw di wax fii ci institution alors que am na lu ëpp fukk ak juróom adjoint au maire yi fa nekk loolu yàgg naa ko wax ay weer yi jëm na li may tudd ci français fractionnisme c'est-à-dire mooy xel bu nga xam ne da ngay dëddale chaque fois buy dee fii la ñuy def yow nga def fële bu ñu def lii yow nga def lële loolu tabaxul dëkk ñun tey dëmb nekkoon nañ fi dem nañu keneen dina ñëw tamit day dem mais ñi ñooy dem mais mairie bi du mus a dem te loolu la bëggoon wax ñu bay si xel bu baax a baax di gërëm imam bu baax a baax di koy ne dégg nañ lu mu wax te incha allah dinañ ko jotali borom dëkk bi muy son excellence Macky Sall dina ko dëgg bu dee tamit mairie bi mënul continuer ak loolu ak partenaires yi parce que am partenaire du partenaire Seydou Sane du partenaire kii partenaire moom partenaire institution la bu dee da nga yaakaar comme partenaire Demba la doo liggéey ak partenaire boobu mais lii day taxaw donc nañu trouver solution avec le chef de l'État lui expliquer les enjeux de ça et je pense que le gouverneur va porter le message et nous autres quand c'est possible nous le ferons pour que le chef de l'État comprenne que la mosquée de Ziguinchor, patrimoine classé de l'UNESCO, ne mérite pas aujourd'hui l'état dans lequel elle se trouve. Cette mosquée ne mérite pas. mais du ma ko nëbbatee dafa am lu ma naqari musuma jullee ci jàkk bu ñaawee ni jàkku Ziguinchor bi te dama koy wax ñëpp dégg ko ku gis lii kenn mënu ko rafetlu bu fekkee lii mooy koy xar kala muy néegu yàlla billahi yaa jàpp naa ni yéen gobuñ ñun ñii gobuñu yàlla parce que yàlla ku ko gëm da nga koy wekk da nga koy fonk fi ngay jullee dafa war a sell dafa war a rafet ndax l'islam ak taar ñoo ànd suñu mosquée bi nag taaruwul dara dañ ko waxante te dee waaw loolu mooy dëgg ñan ñoo ko mën ñan ñoo ko mënul xaw ma loolu ñun citoyen ak jullit rek la ñu doon waaw ñun nag waa diaspora man fekkee naa ko plusieurs fois maa ngi fay jullee ñun nañ ci def suñuy jéego yu wóor léegi interpellé nga mel ne ma nga dudu ko amoon na lu fi diggee woon xëy na mënu ko def ndax dinañu ba patrimoine classé la maire bi ñëw na fii am na ay lay yu fi indi nee na ñoom mënuñu def seen loxo mais dama leen di wax yaa xayti patrimoine classé lii la lii ay cour la fii ay hutte la ah ndax mënuñu génne lii def fi chapiteau bu moderne boo xam ni da nga maam nit ñi mën nañ fi jullee julli bu sell loolu mënul nekk on n'est pas forcément obligé ñuy tabax en dur Doudou Ka boobu ngay tudd moom ci ñun la jógee ci diaspora bi ñun ñoo ko ngemb foofu la jàngee xam-xamam fa la ko jëlee président de la République am na lu mu ko dénk fii Sénégal xëy na bokkul ak politique u Ziguinchor xëy na faluñu ko fi ñun seetuñu loolu ñun politique taxuñu jóg comme am na lu mu mëne président am na fu mu ko féete na ko jàppale mu defal ñu chapiteau boo xam ne mun nañ fi jullee tabaski ñun loolu lañ ko ñaan en attendant na ngeen xool yéen autorités yi na ngeen di réhabiliter jàkk ji et dama leen di wax nag patrimoine UNESCO terewul ñu liggéey lu baax nañu waxante dëgg comme patrimoine la rek ñëppay banque seen loxo loolu may lan jàkk bi ñun waa Ziguinchor ñoo ko mën a tabax wala kenn du ko tabax partenariat lu ñu ci wax yëpp ay naxante la ñun ñoo war a takk suñu ndigg fonk suñu diine commencé ci ñun doomu Casamance yi doomu Ziguinchor yi wane loo xam ni taxaw nañu temm pour defar jàkk ji grande mosquée de Ziguinchor tey ku ko gis tey da ngay yéemu ci yàlla ndax nu mu ñaawee kër yàlla warul ñaawee nii yéen tam ne yéen ñëpp jullit ngeen xam ngeen ko waaw mais oui man loolu lay ñaan nañ taxawal fondation ndax ku nekk def ci li mu mën imam yi ak ñi yàlla may neen xam-xam boo xam ne matière bi nga xam ne mun nañu diriger loolu Chérif Almami mu ngi ciy daw suba ngoon buñ ko jàppale ci loolu ñun ku ci nekk lu sa dërëm nga def ko ci état bi ñoo fekkuñu ci geneen ak keneen ñoo fekkuñu ci ñoom lu ñu mën a defar loo xam ne dañ ko màggalee suñu borom
Doudou Ka daal balaa ñuy laam-laamee UNESCO bañ a UNESCO ak lii lu ñu xam ni moom mën na ko te wane na ko parce que ku xëy tabax aéroport ci 45 jours mun nga ñu tabaxal chapiteau bu ñu jullee tabaski.